Mera. Mera yuba. Mera Mustafa. Mera Buskin. Aminata Mera. Mera Jeme Musa. Mera yen mi connecté. Mera my warrior fighter. Mera Iba Boja Mera. Okan Jobang. Ibon Mera. Tafa Yamari. Daya Jeme Musa. Mera. Mustafa Sango Mera. Mera Jamano. Sembai Casa de Mansa. Ibrahima Touré, Mera, my victorious kid, Mera, my warrior fighter, my born victorious. Mera sama njaboot gi. Mera, my warrior fighter. Mera, my victorious kid. Jacqueline Bisso, Mera, Bomas. Mera, my TikTok follow. Mera, my Facebook follow. Mera, my warrior fighter. TikTok on Facebook too. The victorious kid, born victorious. Perhaps today my live videos, I'm addressing to those African who standing and cooperate with uncultural people against our own culture. As a cultural person, I will never gonna sit back. Always, again, to remind you, I am a queen of culture, and culture is my identity. What my ancestors have done, how they build our culture, there's no man can stand up against it and then see the light. No. Even though using those who call African, those using our own identity, claim themselves they're African with against in their culture, those are not African. I call them undercover slave for the master. Yesterday I saw a post, some of the women talking about women getting circumcised, they're fighting. So, and this is not my first time making videos against their standard. They use their stupidity against what they're talking about, because standing to fight something, you must know what you're fighting for, what you're against it. Because for someone who have no culture and come in and use you against your own culture and keep hijacking you, eliminating you,
and reducing your popularity, and you think you got it because of the name of education, cut me some slack. I told you, with your education doesn't fascinate me as a daughter of the forest. That's what you believe. That's what you want to do. Go for it. But you cannot come in against our nature living and our culture, my forest. I will never gonna let you go. Whatever they paying you, how much money you enjoying, just keep lying to yourself and keep enjoying that money, because the one who paying you, actually, he got it from somewhere and paying you for his own selfish interest and your own selfish interest. We have no problem with that. But don't come and stand up in front of our face and insult us. We will insult you back. So therefore, you talking about you standing against women getting circumcised, you are lying. Because if you're talking about protecting people and what you're calling yourself, if it's real, there's some things you need to fight first to protect women. Because since they bought those breast implant, butt implant, injection, lips, everything, try to look like us. Because remember, there was a lady in South Africa who got terrorized because of nice, beautiful body during the slavery time. Today, everybody want to look like her. But to look like her, you have to go buy some chemical, put it, implant it in your body to look like her. And most of the women got died from it. Some that have even breast cancer. So what are you going to talk about that? So if those, your master, don't stand up to against that, protecting the women, so why coming to circumcise where is nature? There is no concept given by circumcision. I'm circumcised, other people are circumcised, is our culture. And you come there from a bywash, from a slave master, buy your brain to against our culture, you are a liar. You are a big fat liar. Because they paying you, the $2,000 that they paying your rent, living in Europe, having some food to put in your mouth. You have to travel all the way to Africa, convince some people, talking some group, a little group of women who doesn't have no food to eat. Then you buy them with your own little paycheck to go talk to them about circumcise. You are wasting your time. It's our culture. From the Gambia and Senegal, all the female going to be circumcised. So don't waste your time. Because let me tell you what. When I start talking about circumcision, people need to circumcise. And if you don't want to be circumcised, keep your clitoris moving forward. Let it grow how you want. That's your own business. So with my culture, you cannot go talking about you having an organization. That organization didn't have the culture. Tell them to go fight against that butt implant and breast implant that's causing so much death. Women are getting died. Some of them, they get sick and they remove it. They're not going to tell you why they remove it. Because it's beneficial from the pharmaceutical. Making them make money. Why all this chemical they inject, they stuck in people's body have to cost a fortune? Why you have to pay $30,000 to go get a butt implant? Why it costing $30,000, $50,000, $15,000 to get a breast implant? That is not even healthy for you. And at the end of the day, some people, they cannot even have babies. Why prophesizing? Why just, advocating those butt implants, those chemical, those like stuff can kill? Why just advocating that? And you have problem for our girl to get circumcised? You are a liar. It's going to be between you and I. Are we never going to let you guys go? Because what you're calling, if I put you, even your master cannot answer my question. If what they stand for, to protect girls, it is real to you all, I want to see them fighting against butt implant, breast implant, all this cosmetic surgery. That's what killing people. Now, even Africa, they jump on it without knowing the symbolize of why everybody getting breast implant and butt implant, because there was a history behind it. Our ancestors, some of them, they was mocking them with their nice, beautiful body. Today, all of them, they're looking for it. Can y'all make sense? Can y'all have common sense in their head? Now, talking about, because our girl gonna be circumcised, and then we are continuing to do that. There's no stop to it.
And I want you, your small group of girls from the Gambia, those get paid from the slave master, I want you guys come to have lecture with me. I have so much question to ask you. And make sure you will ready to answer that from your own common sense. Because I did my research to ask all those people who was even using you. They cannot answer my question. And I bet I know you don't have no question to answer because you know why? Because you got tag along. And yet you only go, some say, that's all you can tell me. Even them, when I ask them, they be like, oh, did you see, there's no beneficial. Of course. There's no beneficial to you because it's not your culture, but it's beneficial to us. Because we have to protect our men and protect ourselves for our kids to have babies. Today, they use you to fight against them. Look at how many young girls in the Gambia and Senegal cannot even produce baby now anymore. Because of why? They put them in those chemicals. Even manhood is getting eliminated because men cannot even function in an early age. Do you guys know why? And back then, it didn't happen. When our ancestors was protecting us to protect the female and protect the men. Now, do you see how they're reducing the popularity? And also, they put you to have cessation. Even when the girl get pregnant, they don't even go do the tradition, the cultural, to protect themselves and protect the baby so they can deliver baby naturally. Now, all the girls being fooled to go have cessation. And why in Africa we don't have good equipment, good doctors to able to protect the girls. They go have a C-section and they die. My sister died from it. Having all her babies, now the last baby they're going to do C-section, they kill her. And she born all her kids naturally, all boys. The fifth one, she have to pass and die because they did C-section for her in Africa. You don't even go look what you need to fight for, and then you go because someone tag you and pay you a little money. Then you have to sell your own, but you don't sell my culture. That's you. No. And don't waste your time. Eat as much money you can eat. They pay you, but you won't see anything. That's for sure. Because we are circumcising our daughters, our girls, for real. Why did they call it? They call it clitoris reduce. Why they reducing the clitoris? So what are you going to call that? Clitoris reduce and circumcise. What's the difference? Can you tell me? Are you dumb and stupid? Are you dumb? If you want to have something that to do whatever platform it is, if you have girls, keep your girls. And if you're not circumcised, keep your clitoris to yourself. But don't come try to attack my culture. I won't let you go. That you know it from now. Bullshit. You don't even fight what you need to fight. Sometimes people fight talking about breast cancer. Is rose, whatever, something, October rose for breast cancer. Yeah. What causing that? Find it and fight against that first. Make sure everybody's safe. Go fight. What making so many girls, some of them, they're paralyzed from getting those implants. Because now, our beauty, our nature beauty, is a symbol now. People have to pay a fortune to get it done. And it's killing them. Even though they know it's not healthy, but they have to go get it. Now tell me, which single girl got circumcised and got cancer? You all go in there and try to deliver your babies. You cannot have baby and talk about second because it's not about second because you not applying now the way it used to be. Because I personally, I born my kid here in America. When I'm pregnant, I always treat myself the same way my mom treated me from home. Boiling the banana leaf and sit on it to get ready for the birth. Drinking the warm water to get it. My culture is I'm a very cultural person and no problem. After deliver my babies, I keep drinking the hot water. Because here, when you have baby, the first thing they bring ice to give you. And all of you guys thinking about you in the civilization. Are you in the poison nation? Stupid you are. Idiot. Everyone have your own culture. Everybody. It's only the African coming here and just brainwash and try to calling it, oh, the paperwork. Bullshit your paperwork. Bullshit your book.
I believe in the book of my ancestor. And that's what saved the nature up to where we are right now. Look at when you brought the change to you, what do you see? The young generation cannot even have 2 babies. The men, their manhood, sooner they turn even more than 15 years, men cannot even function. Now you see 18 years old men, they cannot even do anything. And they be running, chasing around, trying to get themselves, to get healed, to treat themselves, and they don't see nothing. You don't know why? Those ladies who is not circumcised, you the one who caused that, and giving them a stomach pain. It's you. So I want you to think about twice. Your fight, I will fight against you. Yeah. That's a culture. And you're not here to get paid to insult my culture. Hell no. Whatever money they pay you, go eat it. That's your own business. Don't cross the line. To tell you, yes, all girls need to be circumcised. I say yes to it. The queen have spoken. My culture, my identity. I will go and I will speak in wall of dialogue. Mbera sama njaboot ki. Mbera Facebook, mbera TikTok. So tay video bi may def ni. Gis na quelques jigéen yi xamante da leen a fay pour ñu dem bokk ci benn organisation bi naan jigéen contre jigéen yi di jong. Ku ci langal daal yaa xam. Jigéen bu langal mel ni lamiñ xat tee sa langal nga dem sa yoon kenn ñun buñ la attaqué wul yéen waru amoo leen droit sa ñëw di jege di wax because parce que da ngeen xamul li ngeen di xeex bi leen fekkee di leen di fay seen surtout ñi nekk ay Europe ñi leen di fay ay pour fay seen loi bara wax ma dara ñi naan ay dañoo bokk ci human rights yéen da ngeen xam li ngeen di xeex xoolal ma dof yi nag yi bon yi yor seen benn piece of paper ngeen defe ne yéen ci nekk yéen jàppandu leen ci da leen di xool carrément comme ay dof ñiy manipuler parce que ñi leen di fay ci boppam ñoom li ñuy encaissé ñi leen di jox ku nekk $2000 rek leen di jox pour ngeen mën a fay seen waas am lu ngeen dànkle ku leen gis yéen a ñu mel ay xaj yéen ay jóg taxaw naan dangeen ni xeex xale bu ñu jong xale jigéen dinañu jong ku ci langal nag nanga langal ba ma àgg sa oom yi miy fett ma àgg sa oom yi kooku yow la concerne bu méttee di nga utti dem daggalu ci yéen bu dee da ngeen di xeex naan da ngeen di protéger jigéen ñi di jong yéen doo leen njëkk da ngeen protéger jigéen doo leen njëkk protéger jigéen ñi fi nga leen war a protéger parce que yokku tuun yi ngeen jël léegi ak seen yokku ween yi mu ngi rey ñu bari jigéen ñi bari am ñoo xam ne dañu ko dem defi bu ñu ci avion la ñuy dee loolu wax ci loolu yéen bu fekkee ne ñi leen utiliser pour ngeen ñëw di wax ci jongum jigéen ñi nga xam ne suñu culture la yéen ñooñu lu tax laajoo leen ne leen carrément parce que loolu ñuy def dem di yokk ay lu bon toxi sa yaram gi loolu da ngay fay ay forti da ngay fay si li nga xam ne mën nga jël tabax kër ay $30,000 $15,000 ay 7,000 nga xam ne ay tuñ yi ñi Sénégal yaa gàmmee yépp moom ngeen jël tamit di yokk ay bun di yokk ay ween te yéen xamoo leen sa loolu lu mu symbolize doo leen def sa research yéen daal comme que am na ku ko def mu vidéo photo dugal ci internet yéen ñëpp ku ci nekk tëb ci dugg loolu da ngeen ci am de mais histoire bu tax loolu ñi kenn yéen jéemoo leen sa research pour xam ko yéen ma riiranoon ngeen yóbbaale rek ay jën ngeen ku leen mbaal xëcc leen dem man en tant que doomu àll doomu culture man kenn duma mbaal ndax samay ancêtres kenn mbaalu leen moo tax kenn duma mbaal man sama mbaal kenn ràbb ko ku ci jongul nag na nga téye sa cottu gu lang te tëj sa gàtt parce que doo leen dem ñi jënd leen ba pare ngeen ñëw di wax ci suñu culture du leen bàyyi man du leen bàyyi numéro 1 ñeneen ñeen du leen bàyyi kooku moo wax leen ko te dañu kenn nga langal sa cot yow la concerné waaye suñu doom yi dañuy jong ku ci bëgg a jong sa doom nga jëm parce que man dama jong sama doom yi dañuy jong lan moo tax ñu tuddee ko culturiste rodis lan moo tax ñu tuddee ko culturiste rodis yéen ñu tuddee ko jong xanaa yéen bi ngeen di jóg di xeex dem leen research ngeen xam li ngeen di xeex yéen xanaa xamoo leen am na leen xam xale góor yi ñun léegi nag waxtaan bi mu ngi soog a jot parce que xale góor yi ñun dañ leen xamal lan moo tax ñi amee seen métier bii lan moo tax ñoom xale góor yi am ku ci amagul sa 15 ans ku ci amagul sa 18 ans nga dem sa doo mun a am doom léegi xanaa xamoo yéen jigéen ñi jongale yéen tax xale góor yi mënatuñ sax fonctionner da ngay gis xale góor ba am 18 ans nakkam dagg ngeen si nakkam parce que seen miir bajo yéen mi jongul yi dafa rës parce que xamoo leen ñàkk jong lu mu leen di def parce que da ngeen defe ne bu ma déggee ngeen toog naan ay feeling yéen seen feeling seen cotti la ne nekkul seen bopp ak seen xel
parce que seen cott yi langu yooyu bu fettee lu muy fett day mel ni étincelle parce que yéen bu fettee ngeen defe ne kooye kay rek la ngeen dem di utti kooy moo tax da ngeen di kattante comme ay weñ comme ay kanaar parce que teewoo leen ko fett gi nag ngeen jël jaaw li ngeen defe ne feeling la fett googu maanaam lu muy fettee noonu lay màggee ci yow day dem màgg mel ni ka kooy te loolu nag lu muy fettee day dem ba woddal sa miiru bajo bu woddee nag xale bu góor bi nga xamante ne xale la am ay sit nakam yi nga xam moom lay fonctionner ak yow mun a connecté ak jigéen bi mun a jur ay doom ëllëg da ngeen ko dog xale góor yëpp am métti biir seen nakk yi métti yéen mii langal seen cotti yéen a leen ko teg ñun nag ñu xam ci secret bu lu bari ñu noppi bàyyi noonu duñu say wax lu ci jëm pour nag comme ça xale jigéen ñi xale góor yi bu ñu doo xale jigéen yi jong li ñi ne teg ngeen am audacité pour naan da ngeen ñu attaqué culture de par leen pour encaisser parce que lu ñu xam dafa bari ñun ñu xale jong yi xam ne ñun kee biiree lañ jóge suñu maam yi préparé lañu suñu ndey yi préparé ñu da ngeen mës a gis ñi jong yi ñëpp dañoo am ñii dañuy jur ba fukk ñii di jur ba juróom-ñaar doom ñii di jur ba juróom yéen mii jongali di langal ne làmmiñ xaj mënoo leen sa produit benn doom ba ñu indee naa ne bu leen jong xale jigéen ñu ngi nii ku ñu jóg nga dugg ñu opéré la te ku ñu opéré boo ci jàlleewul dem boo jógee dootoo mënut a am doom yéen mi langal da ngeen mës a gis langal foo mu indee problème wala mu indi cancer yéen demoo leen xeex ñii nga xamante ne ñi ngi yokk seen yar yokk seen ween yi te loolu yépp li ko waral maanaam suñu maam yi ñuy jëloon seen taari rafet yi seen forme yi rafet yi li ñu ñëwee seen tuñ yi rafet yi seen bakkan yi kanam yi rafet yi yañ te duñu màgget duñu ras gars yi xam ñu lu ñuy def ñi dem commencé yokk seen tuñ xanaa gisoo ne seen rob bi ñu doon sol rob yi neexu fii il faut que ñu def rob bi ñëw ko nag ci ginnaaw mel ni bunu nag buñ ko solee mu am lu jóg ci ginnaaw yéen loolu yëpp yéen a tax lii yëpp am ngeen nekk ay i jot ñu leen naan waaw bu leen jong ku bëgg a langal danga langal te ngeen bàyyi suñu doom yi tout tranquille ku bëgg a langal sa cott ngay fettale mel ni Kura Njaay ndaxte moom daa fettale woqot ba foo ko fet loxo baa ngi ci biir sër ci suuf sër bi wokk ay fet daata nag cott biy fett nag problème rek la leen indi parce que man daaw 2021 ba may wax commencé di wax ci jigéen yi xam ne jonguñu problème bi ñuy am jigéen yi ma woo ñu bari ay mag ay diriyanke fettale gi nag am ñoo xam ne dañu dem ba rus bëggatu sa jàkkaloo ak góor ndaxte dañoo fettale guddule ba xamante ni dañuy am ñoo xamante ne dañu am métti bu leen topp te rus na leen ko wax parce que lan la ni ngeen mel a tax dañ ñoom il préfère ñii ñuy woo ñun wax ñu lan mooy seen pot ñi leen di yebal maa leen fayal naa plus de 30 jigéen ñi dem daggulu ji Casamance parce que dañoo fettale ba màggale rus nañ ko waxee ñeneen am na benn docteur sax bu defoon benn test def ko sama vidéo bu ma defoon def naa 2021 wala 2022 wala déedéet wala 2020 docteur bi bind nee na waaw dëgg la ñoom dañu dee wàññi dañu dee opéré culturiste yi xam ne dañu dem ba mag ba dëj bay fett ba mu def numéro téléphone am mu am xale jigéen ñi bëri ci Sénégal ñu ne docteur merci pour xamal ñu loolu mais ñooñu buñ koy contact pour leen defar duñu leen ko wax dangaam bay bëgg a dee yéen a ngi lor seen bopp ñu leen di utiliser ngeen defe na yenn ci nekk yow ñu amul culture yow booy langal la sa bopp yaa xama sa cott gu fett yow la concerné bii tàng jif ci yow la yaay wokkatu yaay sentir douleur ñu suñu yow newu ci ñun suñuy maam suñu yaay dañoo préparé ba ñu set wicc après noonu lañu préparé ma sama doom ñaar doom jigéen fii lañ judd kenn ki am na 19 ans keneen ki mi ngi ñoo am 18 ans danoon xaar mag rakk ji ba amee 18 ans ñu dem fii culture religieuse dañ koy def da ngay dem ñu opéré la ko rek nga dem sa yoon ñi nekk ci dëkk bi sa somalien ñeneen ñu fi nekk ci dëkk bi ba léegi seen culture la ñu indi seen doom bii juddu léegi nga génn dem kër ga am na mère bu lay jonga après ñu teg faj ko mu wér dem yoonam yéen da ngeen a dof yéen sénégalais gàmmee yéen fi dàq dang naam yéen fu leen fekk ngeen boole seen bopp fa ngeen bokk te mënoo leen ci gis dara seen bopp yéen fu ngeen bugg a boole seen bopp te bokkoo leen xanaa gisoo li ngeen mel yéen jéem leen ut lii protéger seeni askan yéen fi leen fekk ngeen topp naan docteur bi naan ban docteur may fët fa leen na protéger yéen jóg ñu pour defar parce que ñi ngi ut li ñu war a wàññi suñu popularité ñi ngi éliminer suñu góor ñi seen kàttan di utiliser yéen jigéen ñi pour wàññi kàttan góor ñi jigéen bu jongoon nag ngeen daw leen man mii kuy maa leen ko wax sama njaboot bu góor gi parce que man dama bëgg askan bu fees newoon naa leen ngeen biiroon ñépp parce que na Afrique gën a am Afrique jeune nañuy gën a produire ay doom parce que dëkk côté bii gars yi mootuñu jur xale bu jongul bu leen ko jege ku jong parce que jigéen bu jongul seen nakk kooy yi seen sidit nakk yi la ñuy dagg parce que seen miir bajo dafa rës te góor na bu tiimee ci yow ba amul laalul fu mu bëgg a laal na bu ko gisul da koy wër boobu na mooy dem ba yéen seen sidit nakk yi di dagg bu daggee nag jeex na mootoo leen amay doom te ñoom dañuy continuer di fettale di dem di woqali ji di gën a lor ay góor
doo leen tëj seen gat da ngeen xam lii culture yéen da ngeen xam li ngeen xeex jigéen culture pure la ko xam ne dañ ko préparé depuis ci juddoo dama xam lu may taxaw ak lu may xeex alright soo ku ci nekk daal yaa responsable sa bopp you are your own responsible boo bëggee jongul boo bëggul jong nga tëj sa gat def fi leneen xale jigéen yi fi nekkoon yi ay drianke yu doon fettile sonn bay bëgg a dee bañ ma duñ moom kese ay xale jigéen yi ndax xale jigéen xamul dara kooku am na ko am na te moom dafa jékki-jékki nee na cott gi di màgg rek ba mu rus 3 ans bëggul jege faram moom daal dafa ne patt rek ba muuru toog ci far waaye ba mu déggee 2010 may wax am na courage woo ma jox ko paas fayal ko ne ko demal bu mu demee ñu jongal ko une semaine mu wér ko mu ñëw doxi soxlaam léegi mi ngi tëli mi ngi def ay vidéo ci tutu gis naa ko moom bu ma gisee na xam ne moom laay waxal mi ngi def ay vidéo kenn xamutoo la mooy problème am te jongu na da ngeen xam li ngeen xeex seen làmmiñ rek yéen a ngi lor ñeneen nit ñi bari ñi xam ne ci yéen lañ bokk yéen ngeen di topp seen intérêt boobu ñu leen di fay ngeen di mbaw comme ay xaj yi amul buum ngeen defe ne yéen li ngeen di wax yéen day dugg ci bopp nii wala li ngeen di wax yéen a ci nekk nekkoo leen ci dara nag comme moo leen depuis léegi boo leen paree pour xeex rek acca nañ ci dem dinaa yàq seen business kenn du leen feeti donc bu dee da ngeen di lekk leen te ne muut waaye bu dee xeex ngeen bëgg ngeen wax te ma bëgg nag xam nga am na kenn xaw moo ku ñu naan Ami Wolof nag ba ngay attaqué Koto Fadanso gis naa la de dama ne pat aw ma si parce que pare boo dama solo ma nekk ci ajuma ci sama jeunesse bi dégg naa sa dangaan ngay oversize mel ni table à manger ba ngay attaqué Koto Fadanso mi bi ñëw na ngay naan danga koy dem porter plainte yow Ami Wolof yow xam naa yow ba ngay wax tàggoo maa la gën a gis sa vidéo faale gu man yow dèjà Ami Wolof nga tur yow jongoo nanga langal sa cottu te toog fi nga toog gis nga li ngay engagé xeex bu dee dëgg-dëgg da nga ko bëgg engagé man ma kuy mbinta Taasogu Jaay maa la convoqué sa human rights boobu ñooñu ngay liggéeyal yow ne leen kuy mbinta Jaay bi nee na yow ak sa organisation seen cottu ndey yéen ñaar ñëpp yéen ñëpp yow ak sa organisation te leen kuy mbinta Jaay bi nee na ñoom seen cotti lang boole ko yow na nga jël boobu yëpp boole ko sa bopp nga téye ko yokk ko sa bos man ba pare nag ngeen convoqué ma et ba pare ngeen make sure yow ak sa groupe boobu organisation boobu pare ngeen pour répondre samay question comme ni ma def fii Amérique tukki taxul am ngeen audacité pour jéem a napp waa dëkk ba ñu xam ne ñoo maintenir suñu culture déedéet nit ki nag boo tukkee dafa am li nga war a représenter maanaam yow da ngay indi sa bos ñoom ñu indi seen bos ñu toog waxtaan ku nekk nga respecté sa bopp waaye tukki gis ñeneen ñëw fekk tukki rek waaw bëgg a yow saaga sa culture di taagaloon fi nga bokkul yow ña ngay liggéeyal sa ñoom ñeew ñi la de parce que ñoom dañu xam ne yow dof nga da lay utiliser ab nag leen la considéré ñu la dara ab nit parce que dañu xam ne benn dof bu toog mu xam ne lii culture am la mu sàggal ñu jënd ko ngay duul say duul pour yéen da ngeen defe ne yéen da ngeen bokk yi guys à maacoo leen fenn ngeen maacoo parce que li ngeen def ñëpp xam naa ko ba ma dugg si dëkk bi man lañ njëkk woo toog a man waxtaan am réunion serious about it soo yéen mii nekk côté boobu xam nga England ngeen nekk fa ñu leen di use yéen da ngeen a muusu da leen di xool comme ay nag yi dem Angelina Jolie moo njëkkee ci loolu bu mu jógee ne plateforme da koy jëm nekk ba mu demee research mu xam lu ci nekk moo da cay débarrassé wu ki nga xamante ne moo leen ëpp xaalis yéen mi nga xamante ne boo leen lekkul boo leen añee doo leen reer yéen mi nga xam da leen a utiliser fay leen ay $2000 pour ngeen fay seen logement yéenay taxaw ñi naan waaw da ngeen dem bu kenn jong yéen boo leen yéen sax protéger leen seen góor ñi protéger leen seen jigéen ñi seen ñàkk jong gi moo indi problème yu bëri yëpp Sénégal xale góor yëpp am métti biir xale góor Sénégal yëpp am métti biir te ku ci am métti biir xamuñu ne ci xale jigéen yi ñàkk jong ñi seen miir bajoy rësi ñoo leen ko jox ñoom tam ñii daw fu ne di daw di ëtt li ñuy naan di faj ba sonn ba fan na ci faj yooyu nag dem yàq leen complètement ñi jaaxle ba pare yéen ngeen di dox ak seeni langal ba pare ngeen defe ne ay feeling ngeen am xanaa gisoo leen seen bopp mënul leen sa contrôler seen bopp yéen daal na fekk da ngeen tëb daal kattante pare jóg dem nga ne thank you lan nga ci jëlee yéen xamoo ne seen fett googu mooy seen ñàkk jong ki cott dañ koy dagg dañ koy wàññi fii moo tax ñu tuddee ko culture is reduce soo ba leen réduire seen bopp ngeen toog di batti di dem ngeen fekk xale jong yi ngeen am pour wax ci ñoom léegi nag boo leen pare ci guerre bi nañ ci dem seen business mooy yàqu ña ci doon naan di ci lekk dootoo lañ ci lekkati
uti leen leneen li ngeen def soit ngeen noppi ngeen ko ne di lekk wala ngeen ñëw ñu jàkkaloo may def ay vidéo yu bari nag xam nga maa leen dàq wax benn yéen xamoo ne lu ma xeex de maa leen dàq wax gën leen a xam lu may def te nit ñi nag dañ ma xamee comme femme culture organisation yi ngeen nekk yëpp xam naa leen parce que def naa interview yu bari nag yoo xamante ne gisoo leen ko soo boo leen di lekk nag lekk leen waaye boo leen di jaay hypocrite bëgg a tëb nag fi ngeen ko war a tëb ba ma ñëw faa sax yeen guerre ci loolu seen paycheck mooy dagg seen propagande mooy dem soo xoolaat leen seen bopp bu baax man bañ ma kii dem lekk ci ñooma sama yoon mais bul ma affronter bul cross the line bi ñëw fekki sama culture my culture my priority women getting circumcised is our nature dañuy jong kenn du langal jong ba mu set nga set doon jigéen dem jàkkaarloo ak góor xam ne africaine ngeen produce ay doom feesal dëkk bi lañu wax seen ñàkk jongi seen lammiñ xaj yooyu ngeen gàddu muy fett mel ni que simb bi doomu aas fay Marème Faye Sall nu muy fett la moo tax mënu toog sa ba kepp tànk foo ko fekk toog ŋàppaaral jigéen bu jong day mun toog mais jigéen bu jongul foo ko fekk day ŋàppaaral toog amul toogaay bu baax parce que lan la fett day xasan te cott gu fett nag fett ba nga xamante ba soccet problème la tension la sa bopp sa tormata day tormata doo am xel doo xalaat yow sa bëgg-bëgg rek ngay topp parce que li muy fettee noonu ngay bëggee lu yomb yow fi la fekk da lay utiliser ku la fay xaalis nga duul ku la fay xaalis nga tëb yow fu mu ne yow lu lay liy xëcc sa cerveau sa doo xalaat loolu parce que liy fett te hérité moo gën a bon soccet kenn bëgg ko waaye nooy toogee jàkk la jigéen mu soccet mel ni koy di góor taxaw bu naree summee ko mu lang yow nga langal ne moom waaw moo tax ngeen am dangaam pour mun a wax ci loolu bii ba na ngeen xam ni ngeen ni olobéré seen xeex bañ ma ko waaye doo la ñu offeen du ma ko nangu tey te du ma ko nangu ëllëg offense ci sama culture kooku da ngeen di perte seen temps ku ci am sa li ngay xeex uti leneen te nga bàyyi suñu culture tout tranquille jigéen yëpp dañu jong ku nekk di nga jong ci ba mu set wécc ndax ñu mën a doole suñu góor ñi ñu gën a continuer di jur ay doom Afrique gën a fees Gambia gën a fees Sénégal gën a fees ku nekk foo tollu jongoo woo ma boo nekkee mag nga am mu fettale woo ma dinaa la yebal nga dem ñu dindi la ko ba mu set parce que am na ñu bëri ñu ngi Sénégal Gambie dañoo langale ba fettale ba mel ni kooy ba socce wokkatu leen xaw a rey rus nañu taxaw wokk am na benn man docteur bi sax may fàtte turam dinaa xool sama Facebook taasu parce que bu mu defee test bi bind teg dam ko partagé ñu bëri fa lañ ko jëlee mu nga Dakar fàtte naa clinique bi kooku nee na ñoom effectivement dañ ko day opérer dañ day réduire soo ñeneen ñi nga xamante ne xamuñu bu naa dinaa utaat information docteur bi ma posté ko ku ci am sa problème ruus ngaa dem ñi daggal la ñun Casamance moom suñu ko ngamaa nag ñoom day gudda dat surtout boo nekkee soccet na nga ñëw ñi lay jongal beneen jàmm doon la dañuy foo dañuy ree parce que ñun jigéen bu mot soccete nga ñëw ñi lay yóbbu ci biir daggal la ñun loolu benn culture spirituel loolu beneen dimension dañuy kontaan yónne seen lu rafet la soo ñun ku ngamaa nag ñu ngi fa de paaka baa nga fa de dañ ko daas ba mu baax paaka bi dagg cot yi dafa nekk naturel spirituel paaka soo ku ci soccetle nga langale nga rus pour wax ko say mbokk wala say xarit just call me seen morom yi bari dañ ma woo ma direct leen ñu dem même ku ci amul looy fay sax man maay wokk nga ma ne diw mi ngi ñëw nga dem une semaine rek nga wér nga dellu si des parce que naturel la dala koy dagga pa dafa la ñu tëf la daa si une semaine nga wér nga dem kon ne def li ngay def kenn du xam ne dagg ji nga ba ñëw fu mu ne ni am na ñetti village xamante ne ñu ngi préparé sama dëkk yi parce que sama doom yi dañuy jong parce que am naa ñetti village Casamance ñu ngi préparé daggu cot fecc jamono bu lu jëf fu mu ne maa ngi préparé pour financer loolu pour ñu dagg cot yi dañuy jong parce que ñu góor ñi da leen a soxla parce que bu dul góor ñi dëkk bi du fees ay njaboot dama bëgg dëkk bi fees ah oui dama bëgg Sénégal Gambie ñuy fees xale jigéen nañuy jur naturellement bëgguma opération yi xale góor yi nañuy mën a di fonctionner seen sidit nag yi di dëgër ñi gën a mën a jur comme ça dañuy dem di uti pour faju ba yàq seen jurkaay amatuñu def jigéen yi yéen tamit jong leen comme ça bu leen dem di def ay opération parce que opération yi amuñu ay médecins yu ay docteurs yu baax am ñu ay matériel ñaata jigéen ñooy dem si section ñi dee bàyyi fa seen doom yi
ñaata kenn mu la nu mu toll. so therefore il faut que léegi ñu arrêté loolu parce que pour arrêter ko ci ñun la des jigéen bu fi ëmb dem leen ngeen dem xool nan la maam yi doon def dàmpalu ji di toog ci xob banaana yi di préparer sa wasin nga puus mu wàcc nga toppatoo sa doom. daw leen opération yi yu ñu indi noonu parce que ku ñu dagg benn dagg la ku ñu dagg benn sa boo rëccee sax parce que amuñu ay matériel yàq nañu sa njurkaay mootoo am beneen ñii wàññi di wàññi nekk seen doo gisati ay xale ñiy utiliser ay quelque ci yéen comme bouc émissaire ngeen di wax ci affaire de jong ku ci am problème rek woo ma ku bëgg a jong woo ma ci jigéen ñi laaw góor ñi ñi ngi jong ñoom sans problème yéen jigéen ñi ñooy war a daggalu ji ngeen di langal xanaa gisoo leen seen bopp bu leen ma tax a wax de xam nga ñëw ma fii pour xas yéen mi jong lii dama ñëw pour wax rek lan mooy the benefit of jong waaye nag yi ci gën a bëri di génne parce que nee naa leen seen langal bi moo tax xale yu góor yi am métit nag donc nag bëgg ma dugg ci yeneen yi gën a xóoti nag boobaa nag xale yu góor yi leen di daw dañ fi yem parce que bëgg naa ngeen am seen aafiya ñeneen ñi am seen aafiya because ñun jigéeni jong yi ñun fu ñu ñemee toog yéen ñemew leen fa toog ñun li ñuy ñemee dugg di discuter ñemew leen fa dugg discuter fa laa yem nag cooli bu mu bëri wax bi bu mu sori ku bëgg langal def ko bu Kura Njaay langala buy fett nga sa loxo sa biir sër di waxatu dana xaj bu raam am ci problème langala nga def ne Marème Faye Sall fu mu toog di kepp tànk day ŋàppeeku fecce mu bëri yëpp ci fett gi la bokk am ñu ci problème waaye doo la ñu yàpp di jéggi nag line bi ñëw di ñuy fekk xanaa da ngay fàtte kuy Binta Taasu mu ngi fi femme culture bi donc ku nekk na nga yem sa côté le jamaat di naan sandika laaki ma ni sandika laakam dayal si sa terrain ma day sama terrain boo leen bëggee affaire am mais buñ naree jublu ci raat boobu du leen arrangé it won't be nice alright so loolu moo nekkoon sama message bu tey pour make sure ku ci nekk na nga xam li ngay xeex boo xamul li ngay xeex laajte ñi la yebal li ñuy xeex yem leen seen xeex uti leen li ngeen xeex njëkk leen xeex tuun yi ñu yokk nii lu muy rey ci nit ñi ak lu muy wàññi ci àddina ki ba leen assuré xeex boobu ba am ci ndam mën ngeen move forward to beneen next waaye kantaa ngeen bàyyi lu gën a garaaw the worst situation ngeen tëb ci li nga xamante ne amul benn point ngir laan propagande ak keneen ñu amul culture parce que da leen fay am ngeen billet di dangaam di jaay di góonjaate oh non 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 do not even try bu leen waste seen time you focus on your own lane I focus on my own lane my culture is my identity and all girl gonna be circumcised period alright mbeeraa ma bëgg leen sama xol sama njaboot gi kontaan ci yéen focus leen sama njaboot gi focus leen imam xam kooku imam Dramé gis naa fu mu apologize am good parce que yéen lii la yéen ñëpp a bokk benn parce que da ngeen am mindset very good mindset nga xamante ne yéen ñëpp ay ànd di xeex ku def erreur di nga xamante ne he's real day ñëw rek excusez wu ici it's fine the marathon must continue amul di look back wala di fàtte lu mu def non let's move forward ok so bëgguñu benn élément bu wàññeeku na ñëpp toog ñu gën a xool doon tight hand to hand ñu keep moving forward because comme lu mu leen wax seen deuxième victoire moo nekkoon démb parce que Adjuma Sonko da coosi woon dafa ne benn message bu mu wax nee na élection du am sans moom you remember donc moom fu mu doon waxee yëpp message am yëpp is spiritual donc yéen doo leen comprendre fu mu doon waxee lii la doon wax he is the chosen one moom moo téye juróom-ñaari étoile Sénégal ci moom la nekk without him there is no movement ok so yéen ba tey yéen a gagné yéen a yor ndam li yéen a yor Sénégal so bu kenn mer wala ngeen attaqué ko ba mu mer gis boppam bu ñëwee ne baal leen ma ba tey I don't wanna lose any child bëgg ma perte benn doom sama njaboot ngeen nañu continuer di move ci benn boat ak benn vague benn allée alright forget and keep moving forward focus leen rek ok sama children yi dama kontaan ci yéen my victorious kid man dama kontaan ci yéen te xamoo leen lu mu toll because you know why dangeen a am seen ndam naturally parce que dafa taagaloo loon ak benn negative energy daa dee benn bés rek ngeen di xaar ñun ñëpp ñu ngi ko sentir the universe bësam bu muy indi ci yéen the heart
wow ate mit ko sanum jot na ba pare rindi mbaan sama doom yéen a muñ de yéen a muñ kenn may leen ko man bés bu may wàcc si gis leen damay tëdd ngeen jogati ma di dox because I'm so proud of you all ni ma proud ci yéen ate mit képp amanji bu may wax yéen sax day tax sax may bëgg a jooy but it's not because it's a proudness and bravo my victorious kid mais raa ma bëgg leen sama xol ate mit ko saan